asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi rawatina suñu fidèle internet yi nga xam ni ñoo ñuy suivre ci programme Khass TV di seen télévision bi leen di jébbal lépp lu wàllu xabaar bàyyi ko ci réew mi wala sax bitim réew te ñu war ci indi ay leeral di nuyu les sénégalais de la diaspora mais également les sénégalais yi nga xam ñu ngi yeewoo ci biir réew mi ak dëkk-dëkkaan yi di ñu bàyyi xel saa su ne ci programme bi tey nag comme ni ñu ko defee dañuy daal di fekk yenn kilifa yi ci instance yi nga xam ni ñoom la ñu jiite. ñu daal di fas yéene yegg askan wi indi ci ay leeral ngir ñu gën a xam seen rôle ci biir dëkk bi ak ci société bi ki ñu fas yéene jàkkaarlool nag tey mooy monsieur Seydi Gassama nga xam ni ñu bari ràññee nañ ko ci li muy yëngatu ci àq ak yelleefu doomu aadama mu jiite mu nekk directeur exécutif d'Amnesty International Dakar kon monsieur Gassama dañ lay jox kàddu gi nga nuyoog suñu mbokku téléspectateurs yi laata ñuy xuus ci jataay bi ak seq ak yow ay laaj ak ay tontu yoo xamante ni ji dañ ci indi ay leeral ci li nga xam ne moom lañ la dénk bisimilah. waaw jërëjëf maa ngi nuyu askanu Sénégal di nuyu équipe Khass TV di wax ne Amnesty International kuréel la boo xam ne li ko tax a jóg mooy aar ak yelleefu doomu aadama. Amnesty nag c'est vrai que mu ngi juddu ci Angleterre le 28 mai 1961. boobu man mi juddaguma waaye après dafa law ci àdduna bi yëpp tey Amnesty mu ngi dafa am ay bànqaas ci pratiquement réew àdduna yëpp Sénégal fii nag Amnesty mu ngi fi commencé am ay yëngu-yëngu depuis 1963 ndax ki nga xam ne moom moo njëkk a nekk membre Amnesty Sénégal te ñu yaakaar ne moom moo fi andi Amnesty Sénégal mu ngi tudd Amadou Abdoul Dia yal na ko yàlla xaari àjjana nekkoon na directeur de Chèque Postaux nekkoon ko jege Mamadou Dia bi Mamadou Dia nag amee problème ak Senghor bi ñu jàpp ko tëj ko noot ko ci la moom mu commencé di seet naka la mun a xeex pour jàppale Mamadou Dia ak ci jàppale injustice yi nga xam ne moom ma xawoon Sénégal ci jamono yooyu. kon depuis 1963 la Amnesty commencé fii dox waaye jamono yooyu benn parti moo fi amoon benn syndicat moo fi amoon benn rajo moo fi amoon benn télé moo fi amoon benn journal moo fi amoon kon kenn mënu fi créer li ñuy wax société civile donc Amnesty nekk fi moom mu nekk fi di yëngatu ak ay xaritam ñuy liggéey yenn saa yi ñu jàppaleen tëj leen ci biir kaso yenn saa yi ñu bàyyi leen mu nekk noonu di xeex ndax xeexkat la mu xeex noonu di xeex noonu di xeex noonu ba. ci année 1980 ci la Amnesty doog a am récépissé maanaam la ci la ko état Sénégal doog a reconnaître loolu nag ci jamono Senghor la Senghor moo jox Amnesty récépissé balaa muy dem te Senghor bi muy joxe récépissé bu tamit am na événement boo xam ne moo xewoon ci àdduna te mu tax ba mu joxe récépissé bi ndax jamono yooyu amoon na benn événement bu amoon Centrafrique te Bokassa nekkoon fa empereur. boo ko sax benn jour dafa jóge palais di dem aéroport mu romb buntu benn école primaire xale yi yuuxu ko mu daal di fa yónni ay policiers ak ay gendarme ñu rey fa lu bëri ci xale yi Amnesty nag dafa rapport tuumal nguuru Centrafrique ne dañuy rey lu ëpp téeméer xale jamono yooyu nag état yu bëri ci biir Afrique ñoom Senghor ñu ne waaw Amnesty kuréel boobu kuréelu ay raciste ñoo fa nekk ay tubaab yu raciste ñoo fa nekk naka la président africain di mun a yónni ay militaire ak ay gendarme dem ci benn école primaire ba di rey ay xale yu ndaw Amnesty jàpp ci rek ñu pousse Union africaine maanaam OUA jamono yooyu ba ñu créé benn commission d'enquête mi nga xam ne Youssou Ndiaye te mu nekkoon magistrat fii ci Sénégal magistrat bu kawe moo ko jiite commission bi dem Centrafrique dafay l'enquête daal di confirmer li Amnesty waxoon maanaam ñun li ñu doon tuumal nguur gi lu mu rey ci ay nit ëpp na li ñu doon wax Amnesty doon wax. événement boobu nag moom moo tax Senghor daal di changer perception bi mu amoon ci Amnesty daal di ne dam leen di bàyyi léegi ñu nekk fi ci biir réew mi am existence bu légale kon Senghor moom moo jox Amnesty existence bu légale ci biir Sénégal balaa muy dem te soo seetee discours daje bu Sénégal dafa ne askanu Sénégal maa ngi leen di dénkaane ñaar premier bi su li ma leen di dénkaane mooy démocratie multipartisane na ngeen fexe ba ngeen ñu doxal démocratie multipartisane te ngeen fonk ko jàpp ko. mu ne deuxième chose li ma ne dénkaane mooy respect des droits de l'homme ngeen fonk ak yelleefu doomu aadama ñaar yooyu bokkoon na ci discours daje bu Senghor Abdou Diouf bi ñëwee jéem na ko doxal
def na multipartisme ubbi na presse bi et cetera. Amnistie ci la daal di commencé développer ay activité ci biir Sénégal. Amnistie nag fii ci biir Sénégal ay doomu Sénégal ñoo ko jiite suñu conseil d'administration juróom-benn nit ñoo fa nekk ñoom ñëpp ay doomu Sénégal lañu ay wolof lañu ay joolaa lañu ay tukulóor lañu et cetera ñi ay soose lañu ñëpp ay doomu Sénégal lañu fii ci bureau bi ñu fii liggéey yëpp ay doomu Sénégal lañu kon daanaka bànqaas bi soo koy créer du ay tubaab ñu jóge fële rek ñoo nee la créer bànqaas dama lay jox xaalis financé la dafa liggéey non bànqaas bi ay doomu réew ñoom ñooy daje créer ko naam dañuy affilié ci Amnistie waaye ñoom ñoo koy créer lépp loo xam ne ñu ngi koy liggéey ñoom ñoo koy décider waaw at mu rek dinañu am assemblée générale boo xam ne lu ëpp ñetti téeméer nit dañuy daje AG boobu nag moom mooy décider li nga xam ne moom la ñu war a liggéey ci at mi kon organisation sénégalaise la ay doomu Sénégal ñu ko jiite amuñu accord de siège ndax dëgg naa waa nguur gi yenn saa ñu naan waaw ne état bi retiré accord de siège amuñu accord de siège ñi ko fi am mooy ñoom Oxfam ñoom Plan ñoom ENDA ñun association sénégalais lañu ay doomu Sénégal lañu te nguur gi su bëggee retiré suñu récépissé dinañ ko xeex nag de Cour suprême parce que ay doomu Sénégal lañu association sénégalaise la ñu créé comme RADDHO comme ONDH comme association bu waa Ndengeleer même statut boobu la ñu am récépissé waaw kon dama bëgg mu leer ci bopp ñi nga xam ne ñoom lay dëgg ci nguur gi parce que dañu xamul di yëkkati seen baat di naan nañu retiré accord de siège nañu dax Amnistie ci biir réew mi soo fi naree dax Amnistie ay doomu Sénégal ngay dax ñi fi liggéey yëpp ay doomu Sénégal lañu conseil dañu ay doomu Sénégal lañu waaw te ëpp nañu 10 000 membres yi am carte Amnistie ci biir Sénégal gis ma ban nguur moo fi jóg Sénégal naan ñu ngi dem leen fi génn ci biir réew mi kon yenn wax yi ñàkk xam moo koy andi waaw. loolu am na solo ci ay leeral ci jëm ci rek nan la Amnesty International di doxee gannaaw bañ ko sampee fii ci xolu Ndakaaru ci atum 1963 alors ci loolu maître Seydi Gassama li nga xam ni mooy maanaam association ngeen na xam institut ngeen yéen a ngi doxal seen liggéey est-ce que mën nañoo xam ku xam institution aussi day am fonds de roulement est-ce que yéen ñan Amnesty International la ñu wax est-ce que ñoom ñoo leen di financé wala nan ngeen a amee seen fonds de roulement yooyu. waaw loolu damay sawar pour leeral ko normalement branche Amnesty bu nekk yaa war a financer sa bopp loolu mooy règle bi. comment waaw Sénégal fii képp kuy membre Amnesty nga bokk ci 10 000 membres yooyu cotisation war na la at mu nekk. après waaw mun na varier étudiant bi mun na joxe 1000 francs liggéeykat bi mun na joxe 10 000 francs keneen mun na joxe 100 000 francs at mu nekk ku nekk rek li nga attan moom lañ la laaj nga def waaw loolu su weesoo am na activité yu bëri xam dañ koy def ay publication ay rapports yoo xam dañ koy bind di koy publier rapports yooyu dañ koy jaay loolu su weesoo ñu bëri ci biir réew mi du ma tudd seen tour ñu bokk ci homme milieu d'affaires am na ñoo xam ne sax dañu jege nguur gi chaque année ñun dañ leen di laaj ay ndimbal ñu dimbali ñu am na ñu joxe ay 100 000 am na ñu joxe ay 500 000 am na ñu joxe 1 million ci seen biir am na ñoo xam ne ñu ngi ci nguuru Macky Sall ni ñu nekkoon ci nguuru Abdoulaye Wade ak nguuru Senghor waaw du ma tudd seen tur nag waaw mais am na ñoo xam ne ci seen ñoo xam ne c'est public dañu nëbbatu am na ci ay avocat am na ci ay homme d'affaires yoo xam ne dañuy jàppale Amnesty at mu nekk. Deuxièmement ni état Sénégal di dem di ñaan ay ndimbal ak ni ko ñeneen ONG yi di defee ñoom war a doog ak ñeneen di ñaan ay financement ñun tamit noonu la ñuy def dem gis ay fondation yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi am na ay fondation yu fi nekk dem gis leen n'est-ce pas nee leen dañu am programme pour def liggéey bi ak bi liggéey bi pour askanu Sénégal est-ce que mun ngeen ñu jàppale su dee programme bi nag baax na institution yi ak fondation yi yaakaar ne programme boobu war na mun a amal askanu Sénégal njëriñ booba dañ lay jàppale loolu su weesu ci biiru Amnesty parce que tamit il faut mu leer Amnesty organisation la boo xam ne du jël dërëm boo xam ne jóge na ci nguur parce que kuy critiquer gouvernement àdduna yëpp su dee da yaa ngi leen di tàllal loxo bés boo leen critiquer mais ñu tëj robinet bi xam nga nguuru Sénégal bés bu ñu publier rapport annuel rek saa yu publier rapport annuel rek nga dégg ñuy critiquer
waaye li Amnesty di bind ci Amérique ak ci France ak ci Angleterre ak ci Russie ak ci Chine soo xoolee rapport bi Sénégal benn paas lay doon ñi ñetti paas bi juróomi paas lay doon li ñuy wax ci ñoom duñ ko wax sax ci genn wàll ci Sénégal waaye ñoom duñu critiquer état Sénégal nag dafa état bu free la soo critiquer rek ñu jóg waaw waaye ñeneen état yi mag yi soo leen critiquer dañuy accepter critique bi dafa leen di may doon dañ lay woo toog waxtaan ak ñoom ci poñ bu nekk seet li nga xam ne dox na wala doxul ngeen leeral mbir mi waxtaan ko waaye fii ci Afrique moom gouvernement boo critiquer rek ñu jóg rek bëgg la andil fitna loolu yëpp dafay wane niveau de démocratie bu am fii ci biir Afrique waaw ndax état Sénégal amul leneen loo xam ne Amnesty laaj na ko état Sénégal te état Sénégal signé ko ci Nations Unies askan bi nga xam ne état Sénégal dañu am ambassadeur bu leen toogal Nations Unies à New York ñoom at ambassadeur bu leen toogal Nations Unies Genève ambassadeur bu nekk am nga fa ay juróom bi fukki diplomate yoo xam ne yaa leen ilif te bees bu nekk ñu ngi dem Nations Unies Genève ak New York di fay négocier ay charte di fay jël ay engagement te suñu jëlee engagement bi pare dañ ko andi fi ci biir Sénégal nguuri conseil des ministres moom mooy toog étudier ko adopté ko su paree mu jëbal ko assemblée nationale député yu saytu ko doo ko signé kon ñun lépp loo xam ne laaj nañu ko état Sénégal wala boog dañ ko ci critiquer c'est parce que état Sénégal dafa engagé wu dafa dem ci Nations Unies signé wala Union africaine mu négocier fa bokk nag négocier mooy nga toog fi ñuy toggee mbir mi waaw ba pare nga ànd ko sa biir réew sa gouvernement nangu ko waaw sa assemblée sa nangu ko ba pare nga ne doo ko jëfe waaw su ma déggee ñu naan waaw bailleur de fonds yi dañuy imposer Sénégal pour nga ratifier lii ratifier la ay waxu neen la ndax loolu li nga xam ne dañuy wax Sénégal pour mu ratifier ko Sénégal bokk na ci fi nga foofu lañ koy xalaatee te diplomate bu toog Genève wala New York texte bi ñu ko jox rek virgule bu nekk daf koy yónni ministère des affaires étrangères fii yónni ko conseil diplomatique bu président tant que président ak ministre des affaires waxu ko signé du signé te suñu signé bi fa dañ ko yóbbu assemblée nationale député yi voté ko kon nekk fi di naan ONG yi dañ fi nekk di defal ay antivaleur loo xam ne bokkul ak suñu aada ak suñu cosaan ñoom ñoo deful loo xam ne xëy na ñoom ñi ñoo deful loo xam ne dëppul ak suñu aada ak suñu cosaan te ñoom ñoo fa dem toog signé ko négocier ko waaw su ñëwee nag fii nag ñu dañ leen ngeen appliqué waaw loolu mooy suñu liggéey nañuy appliqué li nga xam ne dañ ko jël ci ay engagement au niveau international waaw. ci loolu dafa am benn fu may rebondir muy loo suñu lay sànq jëm ci maanaam rapport yi ngeen di def une fois que ngeen terminer rapport yooyu da ngeen koy jaay bëggoon nañu xam rapport yooyu si jaay bi est-ce que ci biir état Sénégal la wala da ngeen koy jaay yeneen organisme ñoo xam ne dañu nekk au niveau international wala nan lay demee jaay rapport yooyu. non dañ koy yóbbu ci librairie yenn saa ñu placé ko ci librairie yenn saa yi ñun ci suñu bopp ñu jaay ko yenn saa yi dañ ko jox ay autorité ay kilifa laaj leen ñu dañ leen ko may rek laaj leen ñu jox ñu li nga xam ne moom la ñu mën pour jàppale suñu liggéey jeex na mais wax naa ko encore une fois Amnesty jël alal ci benn gouvernement ci biir ci àdduna waaw. Amnesty International dina leen jox. amoon na benn précision boo xam ne bëgg naa ko def lii di Amnesty France lii di Amnesty Grande-Bretagne lii di Amnesty États-Unis n'est-ce pas dañu am ay membres nu ñu amee ay membres fii ci biir Sénégal comprendre nga waaye ci réew yooyu. état yi dañoo xam njëriñu société civile ci doxalum démocratie askan yi nekk ci biir yooyu am nañu njëriñu société civile ci aar démocratie ak yelleefu doomu aadama moo tax ci réew yooyu ñu ñuy laajee citoyen sénégalais yi pour ñu jàppale ñu laaj ñi nga xam ne ay borom barke lañ ci biir réew mi pour ñu jàppale ñu ñoom tamit ci seen réew yooyu noonu la ñuy laajee citoyens yi soo demee France. surtout jamono été bi xëy na ak Covid 19 bi xaw na gàllankoor liggéey bi waaye soo demee Paris wala Marseille wala feneen di nga fekk ay xale sol ay gilet taxaw ci ay rond-point di wax nit ñi pour ñu jàppale Amnesty
da ngay ñëw rek signer benn fiche yow fa sa numéro téléphone pour que ñun la après ay message tous les mois pour que di lay fàttali ne jëloon nga engagement pour may amnistie 10 euros 5 euros 1 euro ça dépend ci li nga mën waaw xaalis boobu nag muy amnistie France muy amnistie États-Unis muy amnistie Canada xaalis bu bëri lay doon parce que foofu nit ñi dañuy tàmm di joxe fii nit ñi dañuy joxe waaye li ñu gën a joxe mooy pour tabaxay jàkka ak tabaxay jàngoo loolu am na solo war nañu ko def waaye tamit dañuy gëstu kuréel yi am ne ñu ngi fii di leen taxawal te nguur gi di leen xeex di leen ŋaññe loolu dafa am solo kon ay France su dee ci biir at mi moom budget bu mu soxla pour liggéey ci biir France parce que France tamit am na ay problème disons par exemple budget boobu 500 000 euros la et que li mu jot a collecté ci campagne yu muy def pour collecter egg na 1 million d'euros mun na jël 10 000 euros sandi ko ci benn kees boobu dañuy laaj suñu branche yëpp yi nekk ci biir àdduna bi képp koo xam ne ci biir at mi li nga am ci alal dafa ëpp sa budget de fonctionnement na nga jël lu as tuut nga sandi ci kees boobu nag dañ ci jël xaalis jàppale ñi nga xam ne ñu ci réew yoo xam ne koom-koom réew yi amul doole ndóol mi dafa law foofu wax ñu askanu Sénégal tabewuñu mais fii Sénégal dëkk bu métti la ku nekk yaa ngi xalaat looy dundale sa njaboot kon li ngay joxe balaa ngay joxe am looy dundale sa njaboot waaw donc kon comme fu ay pays yu développé la nit ñi am na lu ñuy joxe et que li ñuy jox branche yi dafa ëpp seen soxla ñu def ko fa pour tamit di ñuy jàppale waaw di ñuy jàppale boobu day ñëw waaye mënul faj suñu moitié soxla mënu ko faj suñu moitié soxla ñun ñoo jóg di daanu di jóg di wut xaalis fii ci biir réew mi am ñu baax ñuy jàppale am ay fondation yu fi nekk te état bi agréé leen ñuy jàppale pour que ñu mun a def liggéey bi ñuy def. loolu am na solo ci ay leeral ci bàyyi ko ci ki nga xam ne rek di leen fàttali mooy monsieur Seydi Gassama di directeur exécutif d'Amnesty International Dakar monsieur Gassama dafa am beneen laaj bu am solo boo xamante ni aussi j'aimerais bien qu'on en parle parce que boo xoolee ci maanaam justice suñu réew Sénégal surtout ces temps-ci elle est tellement mouvementée voilà ci greffe yi par-ci atte yi yoo xamante ni ji ñu ngi koy dingat yéen nag ngeen am benn œil boo xamante ni ji toujours da ngeen koy bàyyi xel ci maanaam wàllu yoon ak lu dul yoon surtout seen liggéey yaakaar naa ni foofu la gën a fésee alors ci loolu nga jox ñu ay leeral tuuti rek ci yow sa xar kanamu justice Sénégal jamono yi ni muy doxee ak yéen ban caytu ngeen ciy def. waaw li ma mën a wax mooy li askan bi yëpp constaté mooy justice su Sénégal du justice boo xam ne justice bu indépendante la waaw xam nga li ñu boole ak nguuru Sénégal lu simple la mooy li ma waxoon sànq rek li nga xam ne moom nga ratifié wala li nga xam ne moom la sa charte réew wax moom nga war a appliquer charte réew mi ci biir Sénégal constitution bi moom moo ne Sénégal état Sénégal dafa am ñetti pouvoir exécutif mi nga xam ne président moo ko jiite pouvoir législatif mi nga xam ne assemblée nationale la te tey Moustapha Niasse moo ko jiite ak pouvoir judiciaire mi nga xam ne attekat yi ñoom ñoo ko moom te charte réew mi dafa dolli wax ne ñetti pouvoir yooyu dañoo nekk indépendant maanaam benn bu nekk n'est-ce pas da nga war a doxal sa bopp maanaam kenn waru fi nekk beneen pouvoir waru fi nekk di lay noot bi di lay influencer. war nga ci dool nag quatrième pouvoir de la presse. la presse waaw boobu bu am solo la tamit ci biir réew donc naka la Sénégal askanu Sénégal mun a nangu que charte réew mi ne ñetti pouvoir la ñu am pouvoir yu indépendant ba exécutif Macky Sall jiite ko assemblée nationale Moustapha Niasse jiite ko ba pare ñu nangu pouvoir judiciaire bi nga xam ne moom moo yore àtte mi kii jiite exécutif ñëw di koy jiitewaat da Macky Sall mi nga xam moo jiite exécutif Macky Sall moom moo nekk en même temps président du conseil supérieur de la magistrature. orchestré par lui-même. voilà
est-ce que xel mun na nangu tey ne Macky Sall dina nekk président assemblée nationale xel mënu ko nangu kon xel nu mu mënul nangu Macky Sall nekk président assemblée nationale noonu la xel warul nangu Macky Sall nekk président du conseil supérieur de la magistrature. mais c'est temporaire ah. dam leen dégg ñuy wax waaw député yi dañu leen faal dañu leen woteel waaye constitution bi nga xam ne moom moo jox magistrat yi seen indépendance ñun ñoo dem voté ko n'est-ce pas constitution réew mi ñun ñoo dem référendum voté ko kon revendication de séparation de pouvoir boobu am na légitimité ndax ni ñuy falee député yi ci élection noonu lañu dem tamit ñun askan wi ci référendum ñu dem voté ñun askanu Sénégal dañu bëgg ci biir réew mi mu am ñetti pouvoir te benn mu rek mu bañ jot ak sa mu mën a jot ak sa morom dara loolu moo amul fii ki yor exécutif moom mooy chefu pouvoir judiciaire lépp li ñu fay dogal moom moo koy dogal procureur buum mu ngi ci baatam buum boobu ku ko yore mooy ministre de la justice maanaam exécutif su ko nee ne ko toppal ma diw waaw dossier yi mu yore su ko nee mu ne jëlee dossier bi nga toppal ma diw mun nga def ay njaaxum waaye su dee président joxewal dossier bi pour ñu topp la procureur la topp su ko defee tey su dee procureur Dakar la su ko defee tey suba Tambacounda lay fanaan gisoon nga li fi daal procureur CREI ndaw bi ñu ko fi jëlee dafay ci suba dem di liggéey n'est-ce pas ci la doog jot SMS bu koy ne yow nekkatu procureur tey la remplacé parce que xëy na direction bi mu doon jël dafa ne arrangé wul justice bi noonu lay doxee amul indépendance indépendance su amul nag loolu mooy andi kumba am ndey kumba amul ndey loolu impression bu général la baatu wolof la waaye te baatu wolof boobu dafa am sens te li ko jox sens mooy ni justice bi doxee ci biir réew mi. foofu est-ce que duñu rebondir foofu nag ñu dugg ci maanaam laaj bi nga xam ni c'est très important certainement attendu par ceux qui nous regardent à travers Khass TV mu nekk li nga xam ni kumba am ndey ak kumba amul ndey boobu dañ ciy citer ñaari nit rek. dal na fi suñu concitoyen Guy Marius Sagna récemment ñu bàyyi ko libéré ko dal na fi ki nga xam ni mooy Karim Xurum Xaax voilà Abdou Karim ñu koy Karim Xurum Xaax nga xam ni jotoon nañ ko fi téye bàyyi ko mu faju ji mu dellusiwaat mu defaat lu ni benn sortie ñu téyewaat ko ba léegi mii ci kaso bi ba tax na sax mi ngi feebar jamono yi feebar bu métti mais taxul ñu bàyyi ko beneen bi ñu si jàpp tamit mooy bu Assane Diouf nga xam ni tamit moom la ko dugal ci kaso bi umpul man umpu ma umpul sénégalais yi umpul sax waa adduna bi tey ñu gis ni ay haute autorité au sommet de l'État def loo xamante ni ji xaj na sax mën nañoo méngale ni moo raw ñoom la ñu wax wala la ñu def ñoom ñu téye leen ci kaso bi te ñooñu ba léegi dara fekku leen ci ban jàngat ak ban taxawaay la ci Amnesty am. waaw xanaa di koy ñaawlu ndax charte yi moom ma ko wax te loolu mooy dox ci bépp état démocratique. mooy tous les citoyens sont égaux devant la loi ci kanamu loi ñëpp a yem waaw infraction bi peu importe ku ko def soo ko defee rek wàcce nga yoon war na tegu sa kaw mun na am nag procédure boo xam ne ci lañ war a jaay pour que yoon mun la topp waaye yoon war na la topp su dee député nga xëy na soxla nañu def ñu lever sa immunité ak yeneen su dee ministre nga wala président war nga jaar haute cour de justice yooyu am na waaye yoon war na la topp waaw loolu moo amul fii malheureusement non seulement amul fii ci ñi nga xam ne ay borom baax na lañu waaye amul ci ñoo xam ne ñoom ñoo leen di jege ci ñu leen di protéger xoolal mbirum lutte contre enrichissement illicite rek ñaata nit lañu topp. benn ñaar wala ñett jeex na ñi ci des bi ñu demee ci camp président de la république kenn waxatul seen biir seen dossier mu ngi créé de waaye kenn waxatu ko te kenn du ko waxati mbirum saaga yi beneen exemple la da ngay gis ay kilifa yoo xam ne ay député toog à la télé di saagante di xastante ci biir télé loo xam ne non seulement ay infraction la waaye tamit dafa ñaaw
ci ay kilifa yoo xam ne de temps en temps dañu naan waaw suñu aada suñu cosaan saagante dafa bokk suñu aada suñu cosaan ay saagante ak xastante man de bokkul sama aada ak sama cosaan waaw te yaakaar naa ne Sénégal yi ëpp bokkul ak seen aada ak seen cosaan xëy na dafa bokk ci aada politiciens yi donc il faut que justice bi yemale citoyen quel que soit sa daraja justice dafa war a yemale citoyen loolu su amul rek am na rupture d'égalité par rapport à la loi te loolu mooy andi fitna ci biir réew loolu mooy danger bu gën a grave boo xam ne état mun na ko dab su dee citoyen yi dañ dem ba yaakaar ne loi bi yemalul nit ñi boobaa lu nekk mun na xew y compris fitna yoo xam ne kenn du ko mën a contrôler après am nañu exemple yu bëri ci Afrique yoo xam ne guerre civile loolu moo ko andi wax ma ne Sénégal mu ngi jëm ci guerre civile waaye ni ñuy faxewee lépp loo xam ne mun na andi fitna ci biir réew mun na tabi citoyen yi bañ a wóolu institution yi parce que institution du élection rek du dañ ma fal rek suñu la falee ba pare confiance su citoyen dafa am importance mun nga fa nga nekk président waaye su dee citoyen dem na wóolutuñu la yaa ngi am légalité waaye amatoo légitimité assemblée nationale noonu mun nañ leen fal n'est-ce pas légalité moom di ngeen ko am parce que dañ leen fal waaye su dee da ngeen fexe ba citoyen yi wóolutuñu leen amatoo leen légitimité da légitimité confiance citoyen kóolute citoyen yi moom moo koy andi kon nañu bay di fooye loo xam ne mun a tàbbi citoyen yi décourager ci institution yi def ni ñi amatuñu benn njëriñ parce que boobaa citoyens yi ils seront prêts à tout accepter y compris benn aventurier bu jóge fële ne leen li fi nekk rek baaxul nañ ko bale sànni ko fële ñu ngeen topp ma waaw loolu moo am tey li ay fitna yi am ay Mali ay Burkina ay Sahel bi loolu moo ko andi nit ñi dañuy dem ba gëmatul système bi nga xam ne moom moo fi nekk te tubaab bi ànd dañu jël ko ci tubaab bi defe ne dañu war a dellu ci dellu ci charia te c'est légitime su dee nit ñi dañu dem ba gëm ne système bi fi nekk baaxul majorité askan wi wala boog ñu bokk ci ak ñu bëri ci askan wi xalaat ne baaxul mais dañu naan nañu dellu ci li yàlla wax. am na solo ci loolu xam naa ni waxtu bi mi ngi ñuy dàpp dañuy daal di xuus ci benn laaj boo xam ne ji aussi soxal na askanu Sénégal yi ndaxte yéen ni ñu ko mën a waxee li tax état bi du leen mën a reconnaître wala du leen mën a accepter li sàcc bi bañ ñoom loolu ngeen di def mi ngi nii waaw di ci dut baaraam loolu du leen arrangé moo tax xam naa du ngeen juboo ak ñoom du coup est-ce que li nga xam ni moo fi tamit lëmbee jamono yi Sénégal rawatina fii ci région de Dakar muy scandale foncier bi nga xam ni am na fii nga xam ni surtout ci littoral bi ak li ko wër ndax yéen waa Amnesty ban taxawaay ngeen ci am. waaw sànq sa kàddu am na solo am na benn kilifa bu mag boo xam ne dañ ko ràññee ci àdduna ci mbirum. te ak yelleefu doomu aadama dafa musa ne képp koo xam ne yaa ngi yëngatu ci ak yelleefu doomu aadama te mba dëgg sa nguuru réew wala beneen nguur ci àdduna di wax lu baax ci yow lam lay daal di bàyyi parce que képp kuy def sa liggéey dëggantaan taxawal askan wi doo musa neexu mukk ak sa nguuru réew wala boog beneen nguur ci biir àdduna waaw kon moo wax loolu rek di wax ne mbirum littoral bi scandale bu rëy ndax littoral dafa bokk ci loo xam ne day yokk dundalu askan wi géej dafa am solo ngelaw bu jóge ci biir géej dafa am solo nii di ci jot di ci noyyi surtout ci dëkk boo xam ne comme Dakar oto yi dañoo bëri pollution bi dafa bëri am na ay organismes yoo xam ne nee nañu Dakar bokk na ci dëkk yu gën a pollué ci biir àdduna kon dafa am solo que xale yi mun di dem ci plage yi di fort di féexlu seen di féexal seen xol que ngelaw plage bi di ñëw ñëpp di ci jot loolu moo tax d'ailleurs loi bi ne domaine public maritime maanaam diggante plage bi ba je crois 100 mètres wala 50 mètres espace boobu dafa nekk un espace inaliénable maanaam kenn mënu ko moom waaye loi bi fi mu amee problème mooy non seulement nee na foofu kenn mënu ko moom askan bi rek moo ko mën a moom
waaye dafa jox président pouvoir pour mu déclassifier pour mu déclasser ay suuf jox ko ay nit soit sous forme de bail wala titre foncier loolu nag lañ fi gis ci Abdou Diouf la commencé waaw déclassement bi commencé na di jox ay hôteliers ñu tabay hôtel ci domaine public maritime loolu sax am na njëriñ parce que hôteliers dañuy embauché ay nit touristes yi dañuy ñëw di fay nekk mu yokk koom-koom réew mi waaye yemuñu foofu dañuy commencé di déclasser di jox seeni ñooñ ñu tabax ay kër pour dëkk waaw am na ñoo xam dañ leen di jox lu ëpp loo xam ne dañ ko soxla pour tabax kër jox la 1000 mètres carrés wala 500 mètres carrés n'est-ce pas nga toog ñaari at ñetti at nga dagg moitié bi jaay ko ay milliards tabax sa kër tëdd ci milliards yi des loolu moo xew ci littoralu Dakar fii nag ba Mbour moo fi xew te loolu dafa war a jeex littoral bi dinañ ko delloo askan wi. ci loolu Macky Sall su ko deful benn président bi fi ñëw dina ko def. loolu gisoon ni tamit acte 3 de la décentralisation aussi amu ci benn impact aussi. loolu catastrophe la surtout soo jëlee le foncier rural maanaam suuf si nekk ci biir àll bi te nit ñi di koy béy mais maire yi nekk ci biir àll bi lan moo andi problème Ndingler tey waa mairie Sindia ñoom ñoo toog délibéré jox benn waaye 300 hectares benn nit rek jox ko 300 hectares benn nit rek fii ci biir Sénégal réew mi réyul te presque 16 millions lañu fukk ak juróom benn million nit ci loo xam ne motuñu sa 200 000 kilomètres carrés soo jëlee 300 hectares jox ko benn nit lan mooy des pour ñeneen yi te yemuñu pour jox ko rek pour mu liggéey ko dañuy wëlbati ko jox ko titre foncier mu moom ko maanaam tey su ko état bëggoon jël ci loxoom sax il faut que état fay ko indemniser ko négocier ak moom pour indemniser ko xam nga loolu mooy enrichissement sans cause da ngay jox ay nit suuf pour mun leen a enrichir alors que ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci suuf soosu seen maam yi seen maamaati maam yi ci ñaar téeméer at ci gannaaw ñoom ñoo goroon foofu ba tey mu nekk tool nit ñi di koy béy xëy jël ko ne moom motu leen lii maa ko moom kayit baa ngi nii président moo ma jox kayit bi maa moom fii loolu mooy andi guerre civile ci réew gis nga Amérique latine ci année 70 ba 80 ay guerre civile rek la amoon lan moo ko andi ni colon espagnol yi demoon foofu di séddale suuf li ñu ay latifundia te ñu koy ci film yi moo ko andi Afrique du Sud lan moo tax am problème bi léegi loolu moo fa amoon kon na président moytu ak képp koo xam ne dina fi nekk ëllëg président nañu moytu jël suufu réew mi di ko jox une minorité jox nañu Babacar Ngom 300 hectares su ñu joxoon ñeneen fukki nit wala ñaar fukki nit 300 hectares suufu réew mi jeex na te waa Ndingler mer nañu suñ ko defee Fuuta waa Fuuta mer def ko waa Casamance mer mero boobu nag moom mooy andi fipp ci biir réew mi kon nañu def ndànk suuf si réew moo ko moom waaw agro business ku nekk suñu la joxee 20 hectares doy na waay Babacar Ngom tey su waxoon waa Ndingler man dama soxla ñebbe wala dugub wala leneen wala gerte pour yar samay cuuj dama bëgg soo leen béyee ba pare ngeen jaay ma nit ñaa ngi béy gerte fi mënuñu ko jaay état bi jàppale leen li ñu soxla ci ndox ñu am ko booba Babacar day dem rek jënd rek suñu guuxee mu dem jënd rek andi ko stocké ko waaye état dafa pare ñi fi nekk ay libéraux lañu libéraux lu ñu gëm mooy lii Abdoulaye Wade ak doomam yi li ñu gëm mooy ay affaire gëmuñu paysans yi moo tax lépp loo xam ne socialiste daan nañu ko def ci askan wi di jël ay jiw di leen ko lebal di leen encadrer yëpp dañ ko fi dindi Sonacos bi doon jënd gerte bi dañ ko fi dindi jël yëpp jox ko ay privé
ndax ñoom loolu la ñu gëm jaxasoo nañu réew mi béykat yi amatuñu benn dimbal dañ leen bàyyi noonu pour que ñu mën a jël suuf si jox ko seen agrobusiness loolu mooy libéralisme loolu moo fi nekk tey ci biir réew mi. loolu am na solo xam naa dañuy ñëw rek tàggatoo ko laaj bu mujj bi ndaxte waxtu mi ngi ñuy dab. li noo ko waxee les collectivités territoriales ya mairie yi dañu war a jël ci ñoom pouvoir délibéré di joxe suuf. dafa mel ni délibéré di joxe suuf. dafa mel ni président annoncé na ko sax. dañ ko war a jël seen loxo parce que ñu dañu bëgg taal réew mi commune boo dem rek am na coow affaire suuf te ñi ko def seen i conseiller waaw kon dañ ko war a jël seen loxo waratul nekk compétence boo xam ne dañ ko war a moom waaw dañ ko war a centraliser. loolu am na solo kon mënuñu wax seq jataay bi ba mu jeex te un mot très rapidement rek parce que waxtu bi dab nañu ci li nga xam ne rek moo wër àdduna bi yëpp ba teer si fii ci Sénégal muy Covid 19 bi nga xam ni sonal na lool àdduna rawatina pays sous-développés yi te le nôtre en fait partie alors ban jàngat ngay def ci li nga xam ne mooy pandémie bi très rapidement rek laatu ñu tàggatoo. waaw li ma mën a wax mooy mbas mi daanaka tey law na ci biir réew mi. li nga xam ne état mu ngi koy jox bés bu nekk ci ay chiffres dama yaakaar ne chiffres yooyu reflété wu li nga xam ne moom moo réalité ndax sooy testé ay quelques centaines de personnes bés bu nekk di jox ay chiffres yooyu mën a refléter la réalité tey su dee ñu ngi doon testé ay 10 000 personnes par jour mun nañu wax à peu près que li ñu joxe loolu mooy réalité bi kon mbir mi mbas mi dafa law ci biir réew mi dañu war a xam ne kenn ku nekk da nga war a xam ne. ci sa biir koñ ci sa biir gox virus baa ngi foofu kon nañu fexe ba ñuy aar suñu bopp di sol masque yi di éviter ñeneen ndaje yi dem ci place yi neex na lool parce que jamono tàngoor la ñu nekk waaye nga bañ a dem ci place ren aar sa bopp aar sa baay ak sa maam mi nekk ci biir kër gi je crois que moom moo gën nga dem ci place bi jël feebar yow xale nga xëy na feebar mënu la gaañ waaye sa waajur ak say maam ñu nekk ci biir kër gi ñoom mun a jël seen bakkan wala boog sa rakk ba nekk ci biir kër gi nekk asthmatique wala am diabète mun na ko jël kon nañu xam ne virus baa ngi fii ñu observer mesures barrières di sol masque yi di éviter ñeneen daje yi lu dafa am solo suñ ko deful li nga xam ne moom la tubaab yi waxoon ci Afrique ne dina fere ay millions doomu adama loolu mooy am li tubaab yi waxoon ñu bañ ko mer ci naan dañu stigmatiser Afrique loolu moo fi nar am su dee góorgóorlu ci respecter mesures barrières yi waaw kon nañu gën a góorgóorlu ci mbiru mesures barrières yi xam ne suñu responsabilité la nekkatu responsabilité Macky Sall wala état waaw Macky Sall levé na état d'urgence réew yëpp ñu ngi koy levé réew yu wër Sénégal yëpp ñu ngi koy levé Mauritanie rek dëmbale ko levé Gambie ñëpp a ko levé kon Macky li mu def moom la àdduna bi yëpp di def parce que comme réew mi dox waaye nag levé na ko en même temps état bi wax nañu de façon très claire que mesure barrière yi moom mu ngi fi léegi c'est obligatoire mënuñu nekk teg alkaati yi ci koñ bu nekk ci quartier bu nekk ci gox bu nekk pour xool nit ñi nu ñuy doxalee waaw même sur alkaati yi teg nañu alkaati ci koñ bu nekk ak ci gox bu nekk mënuñu jàpp ñooñu yëpp fu ñu leen di yóbbu mënuñu ko kon c'est une question de responsabilité individuelle nañu aar suñu bopp ñu aar suñu njaboot ñu aar suñu askan. c'est très important looy tàggatoo ak askan bi rek très rapidement 2 secondes. waaw maa ngi vraiment rafetlu entretien bi di encore une fois ñaax askanu Sénégal ci respecter mesures barrières ndax tey menace bu gën a grave boo xam ne askan wi mu ngi jonkante ak moom mooy mbirum Covid 19 bi maanaam mbas mi tey non seulement menace la pour suñu bakkan ñun waaye menace la pour réew mi kon nañu gën a góorgóorlu ci matuwaay yi nga xam ne moom la waa kër docteur wax ne suñ ko observé xëy na yàlla musal nit ñi moom.
di leen jaajëfal bu baax a baax di ko jaajëfal moom di monsieur Seydi Gassama di directeur exécutif bu Amnesty International Dakar tey moom lañ seqaloon jataay bi ci ay laaj ak ay tontu yu doxoon suñu diggante ngir mu indi ay leeral ci ni Amnesty di doxee waaye tamit gën a càmbar li nga xam ni mooy doxal ci wàllu atte ak yoon ci réewum Sénégal yaakaar naa ni li mu ci rotal ni ki ay kàddu bu ngeen ko déggee jëfe ko dana am solo lool ci ni nga xam ni noonu la réew di doxee waaye également di ngeen ci jëlee gën a xam ñoom ci fànn bi ñuy liggéeyee lan la wundu ak lan la jur di jaajëfal bu baax a baax suñu équipe technique bi ñu àndaloon waaye di jaajëfal également mbokki téléspectateur ak internautes yi nga xam ni ñooy ànd ak suñu programme Khass TV saa su ne di ñu bàyyi xel ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous ci beneen numéro